asalaamaaleykum waa Sénégal man la docteur Alioune Badara Diouf ma nekk vétérinaire de formation et puis titulaire également d'un master en qualité des aliments de l'homme sécurité sanitaire des aliments man maa leen bëggoon waxtaanal tey ci feebar bi nga xamante ne dafa lëmbe àdduna muy le coronavirus boo gisee nag mu mën ci wax mu bëgg ci wax c'est parce que dafa am lu leen waxul ci feebar bi te en tant que vétérinaire man ma bëgg leen ko wax pour jox leen ay conseils wax leen feebar bi nu mu juddoo ak feebar bi actuellement nombre de cas yi mu am ak li nga xamante ne moom la ñu war a éviter pour que feebar bañ a dugg Sénégal lii kat dafa jar a wax ndax feebar bi bu duggee Sénégal ñaanuñ ko yàlla dina yàqal Sénégal lu bari ndax ñun économie bu ndaw lañ yor bokk ñoo puissance yi tey Chine bi nga xamante ne dafa feebar bi dafa dugg bu baax a baax Chine ci boppam puissance la mooy deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis Chine ci boppam moo ngi souffrir ndax la Chine est actuellement isolée soo xoolee exportation yu bëri defatuñ ko importation yu bëri defatuñ ko avion yu bëri wàccatuñ Chine donc dëkk bi actuellement c'est isolé kon loolu ñaanuñ ko yàlla mais bu daloon Sénégal mën naa ne suñu économie xajul ci loolu donc kon moo tax nag ñu war a wax ak nit ñi wax leen exactement ce qui se passe li tax nag ma ciy wax mooy feebar bi li ñu leen waxul mooy zoonose la zoonose boo ko déggee mooy maladie boo xam ne c'est transmissible de l'animal à l'homme maanaam ci mala yi la jóge dem ci nit yi ma delloo tuuti ci ginnaaw li ma leen mën wax mooy njëlbeen la feebar bi naturel bi nga xamante ne moom moo ko njëkk am mooy chauve-souris chauve-souris boo ko déggee mooy njugub feebar bi ci njugub la jóge en 2002 ci province su Guangdong bi nga xamante ne mu ngi Chine fa la feebar bi njëkk a déclaré wu te bi muy déclaré wu boobu mën naa ne ci njugub la jóge jaar ci benn xeetu mala bu ñuy wax civet nag genre bukki la comme nag sunu mbokk yi ñoom dañuy lekk donc xeet yooyu mbokk chinois yi dañu lekkee loolu ci la fala maladie bi dugg foofu en Chine en 2002 moom la njëkk a dugg en Chine en 2002 maladie bi daw encore 10 ans mu duggaat Moyen-Orient maanaam booru Arabie Saoudite bi mu fay dugg boobu tamit njugub la jóge mais njugub bi daf ko jox dromadaire boo ko déggee moom mooy gëléem comme nag sunu mbokk naar yi dañ bëgg gëléem bi ñu lekkee gëléem yi ci la maladie bi déclaré wu après indi fa ay cas yu bëree bëri lii problème bi nag mooy maladie bi su xasee bu dugg ci nit ki daf koy transmettre moromam te bu ko transmettre moromam sëqët parce que maladie bi su duggee ci nit li muy njëkk a def mooy affection respiratoire lay indi maanaam day jàpp bakkan yi jàpp gorge bi jàpp poumon yi te aussi dina mën na indi tamit gastro-entérite maanaam day jàpp indi jaare maanaam au niveau estomac au niveau intestin ba indi jaare léegi nag li ci garaaw mooy su sëqët amee liquide biy génn ci bakkan yi wala muy génn ci gémmiñ gi wala sax mu am ay larmoiement maanaam bët yi di génne ndox yooyu yëpp liquide yooyu yëpp boo sëqatee dafay dem ci air bi te bu demee ci air bi sa morom bu ko noyyee mu daal di koy indil feebar bi loolu moo tax feebar bi gaaw actuellement boo xoolee feebar bi wër na àdduna parce que tout simplement dafa gaaw transmission yàlla def na nag ba feebar bi reyam taxu ko bëri noonu
mais mën nañ ne day rey waaye nag feebaru Ebola moo ko gën a gaaw ci rey ndax Ebola tamit xeet googu la woon mais bii reyam gaawul ndax mën naa ne tey nous avons à peu près 17 386 cas aujourd'hui 17 386 cas mën naa ne 362 morts moo ci am te 362 yi décédé yépp 361 yi Chine la jóge benn décès moo ci jóge Philippines donc kon feebar bi feebar bu doy waar la léegi nag bu weesoo loolu après les 2 dernières décennies yi nga xamante ne moo amoon en 2012 feebar bi ren en 2019 daal di feeñaat Chine bu Chine bi ren bi nag li ñu incriminé li ñu jàpp ne fa la jógewaat mooy njugub waaye aussi am na yeneen thèse yu ne ndax feebar bi ñi nga xamante ne ñoom la njëkk a détecté ci benn marché lañ doon dem di jënd seen lekk di ko lekk te marché boobu dafa amoon xeetu mala yooyu amoon na ay jaan amoon na également ay njugub marché bi tamit amoon na ay fruits de mer lu mel ne crabe lu mel ne également huître mooy maanaam yoxos lu mel ne aussi tamit ay crevettes donc marché boobu noonu premier cas yi nga xamante ne ñoom la jàpp Chine ci marché boobu lañ demoon jëndi seen lekk ko mu daal di leen dugg kon nag mën nañ ne maladie bi maladie zoonose la mais zoonose boo xam ne d'origine alimentaire la te aliment bi aliment mala la maanaam ci mala lay jóge moo tax nag mu bëgg a ñaax suñu mbokk sénégalais yi lépp lu ñuy lekk ñu xool ko ndax feebar bi jamono ji ci lekk yi lay jóge mala yi maanaam waaw ndax yàpp chameau dañ ko fiy lekk dañ fiy lekk crevette dañ fiy lekk crabe dañ fiy lekk huître maanaam yoxos ak yeneen mais li leen mën a muccal ci loolu mooy chaque fois da leen ko togg ba mu ñor voilà parce que bu leen ko toggul ba mu ñor xeet yooyu mën na dugg te bu duggee mën na indi ay jafe-jafe beneen affaire bi nga xamante ne affaire bu doy waar la moo tax autorités yi war nañ jël seeni responsabilité mooy maanaam feebar bi dafay def 14 jours boo xamante ne bu la duggee maanaam bu la feebar bi duggee léegi mën nga toog 14 jours maanaam incubation bi 14 jours la mën nga toog 14 jours feebar bi doog lay dugg donc kon na ci autorités yi def nànk ndax kat mën na la dugg léegi nga dem aéroport ñu indi seen détective yooyu noonu xool ndax sa yaram tàng na parce que yooyu la ñuy détecté ndax sa yaram tàng na ndax yaa ngi sëqat mais bu fekkee xëy dafa la dugg léegi virus bi bu la duggee léegi am na ñoo xamante ne mën nañ toog ba 14 jours ñu déclaré ko maanaam kon mën na la dugg léegi nga wàcc aéroport ñu xool paramètres yi duñu gis dara waaye soo génnee ba dem ci biir Sénégal toog fa 14 jours feebar bi mën na déclencher donc kon du lu ndaw te waruñ ko ndawal moo tax nag jamono ji les autorités dañu war a jóg sensibiliser la population xamal leen li nga xam ne moom moo am te it li may wax rek mooy santé du benn santé dootul ñaar dootul ñett kenn waxatul santé humaine wala ñuy wax santé animale mais santé unique la ñuy wax ba tax na loolu bu amee dañu war a woo les vétérinaires woo les médecins humains ñu daal di liggéey ensemble pour xool nan la ñuy def ba jafe-jafe ji du bëri ci dëkk bi donc kon maa ngi leen di ñaax sama mbokk sénégalais yi ci ngeen ànd ak vigilance su ngeen génnee ngeen di raxas seen loxo bu leen dugaatee seen kër te it ngeen éviter di lekk loo xam ne ñorul ndax du ci bëri ci loolu lay jóge donc loolu moo taxoon ma ne tey dinaa waxtaan ak yéen en tant que vétérinaire de formation en tant que aussi tamit calicticien ma ne dinaa waxtaan ak yéen pour xamal leen un peu li nga xamante ne moom la ñuy encourir
di ñaan nag ngeen partager vidéo bi ba Sénégal yëpp jot ci ñu xam bu baax li nga xamante ne moom la ñu war a def te éviter yenn yi nga xam ne moom la ñu war a éviter. waaw seen mbokk docteur Alioune Badara Diouf mu ne woon daf leen di baaxe lii nga xamante ne tey sunu xam-xam la màcc. ñoo ngi nuyu ñëpp te di leen ñaanal jàmm te di ñaan nag ngeen partager vidéo ba Sénégal yëpp jot ci.